di ko naqarlu surtout parce que bu doon suñu sañ-saña républicain yi ñu doon ak li nga xam ni dañ ko tekki ci Ndar bëgguñu woon tey jii ay dossier nekk ca tribunal ba ñu koy tranché ñun ñu toog fii di ci débattre gënaluñu bëgguñu ko itam et xam nañ sax ni warul waaye nag dañuy politique ki lu ko seetal di woon suñu adversaire ndax léegi nekkatul suñu adversaire ndax résultat yi génn na lépp doon suñu adversaire dañu gis ni bis bu njëkk ba tey mi ngi ci presse bi bu dul ci rajo yi mi ngi ci télé yi amul télé boo xam ni doo ko ubbi te gisoo ci candidat Ahmed Fall Braya muy wax ci résultat yi nga xam ni proclamé nañ ko dans un premier temps mu bind recours moom mi bindoon recours moo waroon a xaar mais defu ko mu ngi jël rajo bu nekk mu ciy wax télé bu nekk mu ciy wax te yaakaar naa ni en tant que républicain waroon na itam pour bëgg jàmmi Ndar waroon na tax lu mel noonu mu éviter ko parce que nag jaxase na xel yi lool te xam na ni moom depuis dimanche 29 bi ñu élection ba ci guddi ga ci minuit ñun am nañu ay information que ni booba temps jot na PV yépp 148 PV yi nga xam ni moom moo nekk ci Ndar jot na leen wàññi na leen ba xam ni jiitu nañ ko ci guddi gi mais xëy na aussi li may wax ni mi ngi si rôlam politicien la gagné nañ ko il faut mu am lu mu teg ci loxo ay àndandoom moo tax fu nekk mu taxaw fa di wax mais nag loolu baaxul ci démocratie tey jii mënuma nangu dëkk bu toll ne Ndar nekk dans le nord dëkk bu mel ne Ziguinchor nekk dans le sud ñu def seen ay élection ci jàmm ca suba sa bi ñu wàññee kanu gañe ñëw jàpp fekki ka gañe yëkkati loxoom ñépp di ko gis ci télé bu doon suñu sañ-saña mu am fii ndax nag du dara waaye bu doon suñu saña waa Ziguinchor du ñu gën a civilisé waa Ndar loolu nag Ahmed Fall Braya moo ci mënoon dimbali moo waroon tey jii bi mu wàññee ay PVM xam ni gañe nañu ko mu bu mënul dem fekki ka gañe mu yëkkati loxoom ci kanamu télé yi mais mu ko ñu xam ni na ko ndax noonu la Ablaye Wade defoon ak Macky Sall noonu la Abdou Diouf également defoon ak Ablaye Wade donc bu ko defoon rek jamono ñooy mais fi mu ne Ndar presque mooy reetaanu dëkk yëpp koo wax mu ne la xew Ndar ba léegi bi ñuy ñëw fii émission yi ñuy déglu ñu ngi ciy wax élection wu Ndar yi alors que élection wu Ndar yàlla dimbali nañ ñu def campagne boo xam ni macha allah campagne nañ fii yat jógul dara amu fi pour du cunuwaar jógu fi nit ñi dem ci campagne bu civilisé bisub élection ba ñu def élection yu civilisé waaye bu ko résultat yi yàq te kenn rek moo ko mën a sauver ku man ci moom dara kooku damay lancer appel à tous les Saint-Louisiens ou même à tous les Sénégalais képp ku mën ci Ahmed Fall Braya dara na dem ko ni ko na jóg dem félicité ji rakkam Mansour xam ni moom dafa jiite woon coalition Mansour jiite coalition Mansour gagné coalition loolu Ndar day àndaat rek dem mu ñëw nag ànd ak nit ñi liggéey parce que dañ ko soxla ñëpp xam nañ ni Braya soxla nañ ko ci liggéeyu maire Ndar bi ñam fa nekkal itam ci ñamu bokkal ci ñoom liste bi itam xam nañ ni soxla nañ leen ci liste bi waaye itam loolu jaaxaloon ci Braya ndax bu ngeen fàttalikoo 2000 ba mu amee coalition 2002 bi mu amee coalition ànd dekkal Ndar ànd fa moom ak Ousmane Ngom Ousmane Masseck di diriger soppi ak Cap 21 grand bay la mën na ci xam dara parce que moom moo àndoon ak Ousmane Masseck ca soppi boobu mais ñëpp gis nañ ba résultat yi génnee mais juróom-ñaari fan la ñu def pour génne résultat yooyu juróom-ñaar xam nga bii ñu ngi wax Ndar ñu tax génnewuñu woon seen résultat alors que juróomi fan lañ def génnewuñu résultat yi mais ba 2002 juróom-ñaari fan la ñu def
pour soog a wax ni Ousmane Masseck gagné na Braille te teewul Braille dafay contesté ba bañ a siégé si même topo bi la delloo si waat même topo bi bu 2002 moom la delloo si waat 2014 ñuy ñaan suñu camarade Braille suñu xarit mu xam ni Ndar ñoo ko bokk Ndar lépp lu koy xar kenn waru ci def dafa rafetul ñuy def ay ñuy proclamer ay résultats ci Ndar indi benn dispositif de sécurité comme bii ñu am tey jii nga xam ni boo foo romb policier yaa ngi taxaw pour rek proclamer ay résultats wu élection ci biir Ndar préfet bi nag wala autorité bi kenn mënu ko reprocher dara parce que bu fekkee ni foo xam ni yaakaar nañ ni fii war na am tension même bu dee match de football bala ngay organiser match bi da ngay commander sa service de sécurité donc fii également buy proclamer résultat yoo xam ni yaakaar nañ ni coow mën na cee am fokk nag ñu indi dispositif de sécurité boo xam ni dana tax ñu mën a dissuader nit ñi yaakaar naa sax doomu Ndar yi ñu leen fekk ci loolu dépassé nañ loolu élection yi passé na pour ñun am na ku gagné dañuy xaar samp ko buñ ko sampee nit ñi dem liggéey 29 centres yooyu dañu Braille fukki centre la ci gagné Benno Bokk Yaakaar gagné ci fukk ak juróom-benn maanaam 16 la ci Benno gagné 10 yi la ci Braille gagné Bamba Dièye gagné 3 te ci centre yooyu 29 centres yooyu 148 bureaux de vote la 148 bureaux de vote yi boo xoolee Benno Bokk Yaakaar dafa gagné 78 bureaux de vote yi 78 bureaux de vote yi la ñu gagné 56 yi la Braille gagné waaye kooku xel mën na nangu ni ki yow bu ngeen dee wut kii gagné fukk ak juróom bu gagné 78 yow nga gagné 56 Bamba Dièye gagné 14 war nga mën a nangu ni normalement kii war na laa mën a gagné bu ñu demee ca wàññi te 78 yooyu ñun am na sax luñ ci nangu ndax 78 yooyu bi ñu ko defee dañu annulé ñaari bureau de vote yoo xam ni bureau 1 la bu Sor Dagga lu nit mën a vérifier ak bureau 4 bu Rawaan Ngom ñaar ñooñu dañ leen annulé te ñëpp xam nañ ni ñaar ñooñu Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné. d'ailleurs bureau 4 bu Diamaguène moom rek la Benno Bokk Yaakaar gagné ci Rawaan Ngom mais dañ ko annulé tribunal daf ko annulé bi muy joxe résultat yi teewul résultat définitif yi joxe que am nañu Benno Bokk Yaakaar 13 138 voix Braille ak ànd Dekkal Ndar 12 356 Bamba Dièye am 8 490 def naa kon dañu bëgg a coow rek ak guddal mbir mi mais ñëpp xam nañ ni élection yi def nañ ci jàmm am na ku gagné ci jàmm li des nag mooy ñu dem installé ko ci jàmm loolu daal laa bëggoon a wax avant may jox parole bi doyen Badiane moom mi nga xam ni moo ñu siégé loon tribunal mu jox leen détails yi nga xam ni moom moo fa am dana am aussi ay éclaircissement juridique yoo xam ni maître Moustapha Mbaye dana ko indi ci leeral mais ci mbirum tribunal boobu rek pour wax leen ni affaire coalition wu ànd Dekkal Ndar lépp a jaxasoo damay wax ni ñun benn nit moo ñu siégé muy Badiane mi toog mais ñoom bis bu njëkk ba Sylla moo siégé ca suba sa Nicolas Sène a siégé ca gannaaw suba sa Ousmane Ndiaye Diop ca gannaawaat suba sa Ama Touré jeexul Ousmane Ndiaye Diop dellu siwaat moom moo signé PV donc yooyu yëpp même dafa ça fait désordre mais ñun yooyu yëpp dañuy jël teg ci suñu loxo ni li am solo mooy élection nañu gagné nañu daañu proclamer résultat yoo xam ni mooy résultat yi nga xam ne moo génn ci urne yi incha allah ñu fas yéene installé commencé liggéey mairie la xam ni ñun pare nañu ñun Benno Bokk Yaakaar pare nañu def ko mooy ñun ñi ngi suñu 148 PV yi nga xam ne moo génn ci 29 bureaux de vote yi 29 centres de vote yi dañuy demander Braille ak coalition ñu génne seen 148 PV ñun pare nañu ànd ak ñoom fu nu bëgg ci place publique te yaakaar naa place publique bi gën a fës ci Ndar
mooy place Faidherbe ñu dem place Faidherbe ak moom bu ñu demee place Faidherbe yàlla nañu jël sax ñuy romb ñu kenn xamul ndax nag calcul la rek élève CM2 sax boo ko indi woon foofu boo ko joxee mu wàññi ni kii li moo am lii kii moo am lii calculer ba ca fin ba bu ñu calculer ba ca fin ba lii la ñuy trouver pour rek wane ni ki ñu fal tey jii ki falu dañ ko fal parce que doomu Ndar yi ñoo ko fal élection bee nga xam ne moom la ñu def ci lañ ko fale donc légitimité boobu dañ ko war a nangul légitimité boobu Ndar yépp ñoo war a ànd nangul ko lépp nag lu muy leere ñun pare nañu pour en tout cas Benno Bokk Yaakaar bii nga xam ni comité électoral baa ngi taxaw pare na pour fekk ci Braye pour leeral ko moo tax ñu koy woo place Faidherbe ak 148 PV ñun suñu 148 PV mi ngi nii bu bëggee suba ñu tase place Faidherbe ñu wàññi ko xool foofu luñ fa génne journaliste du raté loolu foofu lu fa génne ñun mën nañ sax bañ a xaar résultat tribunal lu fa génne ñun ànd nañ ci